alors dañu fiy daje woon tey ci gouvernance dans le cadre d'un comité régional de développement nga xamante ne agence bi ñuy wax agence nationale de sécurité routière ñoo ko sàkk woon ngir daje ak acteurs yi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllum transport yëpp te sécurité routière soxal ñëpp. donc tàmbale ko ci transporteurs yi chauffeurs yi donc façon transport bu nekk Jakarta taxi transport interurbain. Usager bi te ñun ñëpp ay usager lañ donc ak décideurs yi au niveau territorial muy autorité administrative yi élus territoriaux yi donc tey gis ngeen fi député HCCT ak CSE conseil économique social environnemental ak également surtout les collectivités territoriales ngir ñëw monsieur le directeur général ANASER bi waxtaan ak ñoom ci sañ-sañ yi nga xamante ne ni jox nañ ko agence boobu noonu nga xam ne dafa war a ñëw taxaw temm ngir xeex lépp luy wàllum insécurité routière. alors ma dellu si waat tuuti rek ci lu sabab taxawaay bi ñu taxawal agence boobu donc depuis 2021 la agence boobu taxaw donc agence bi ñëwee taxawaayu jàppale ak ñoŋal liggéey bi nga xamante ne ministère des infrastructures et des transports tàmbali woon na ko ndax gis nañ ni kat at yu mujj yi wax dëgg yàlla accident yi bari na lool bari na te métti na maanaam dafay nekk ay accident mortel darul yem rek ci ay yàqu-yàqu mais day rey. donc loolu nag président vraiment joxe ndigal ne nañu taxawal agence boobu jox ko ay doole mu ñëw fekk si li liggéey bi ministère des infrastructures def mu wër ci gox yeeg goxaat yi wax leen lan nga xamante ne moom lañ ko dénk ak naka la koy defee mais li ëpp solo tey mooy bu weesoo présenté bi ñu présenté agence bi mooy déglu xalaat ak jafe-jafe yi nga xamante ne ni acteurs yi ñu ngi koy am ci dëkk bi ci wàllum sécurité routière te defe naa ni waxtaan bi bu ñu ko xoolee ci tënk rek li ci jiitu mooy que wax dëgg yàlla jafe-jafe am na si wàllum comportement maanaam indiscipline bi nga xam ne ñëpp ñu ngi koy jooy ci yoon wi te loolu nit ñi kese la ndax statistique yi fi sapeur pompier yi wax dëgg yàlla wane na que ne accident yi li si ëpp daanaka nit moo tax c'est le comportement de l'homme mooy tax mu am donc ñoom ñu ñëwoon déglu ñooñu xool ndax dañuy war a élaborer li ñuy wax un plan d'action national jël seeni xalaat wax seeni jafe-jafe ñu inclure ko jël ko en compte bu ko defee après ñoom ñu mën a liggéey bi ñu leen dénk ñu war ko gën a mën a doxal donc si loolu également profito waale nañu wax ni que il faut ñu def yokk formation bi ndaxte dawal du ay caaxaan li DG wax sànq pousse oto ak dawal mën a dawal du benn donc formation bi day wax formation bi duñ ko yemale rek ci acteurs yi donc dañuy dem ci chef religieux yi chef coutumier yi de tout ordre boole leen si sensibilisation du doy donc ñuy rafetlu bu baax a baax déjà initiative bi déjà tàmbali bi ñu ko tàmbali ci région de Saint-Louis te ku xam région de Saint-Louis comme ni ma ko waxee sànq dëkk la boo xamante ne nii route nationale dafay jaar te xam nañ ni que diggante Paal ak Ross Béthio accident yu métti yu bari foofu lay amee te itam nu mu tudd dafa nekk un corridor international ndax dañu am ubbeeku ci wàllu Mauritanie donc mu nekk vraiment ay facteurs de risque yu bari yoo xamante ne ni tax na ba tey tàmbale bi ñu tàmbale fii jàpp nañu bu ñu jógee fii tey ak li ñu fi waxtaanee ak li ñu tënk daanaka li nga xamante ne nii mooy wàllum sécurité routière dana nekk une réalité à Saint-Louis accident yi dina wàññeeku bu baax avec la collaboration de tous jërë ngeen jëf. TRD bi fi gouverneur présidé woon yàggul dara moo doon lancé officiellement sax daanaka liggéey bi donc wàllum information ndax projet doo ñëw rek xëy rek tabax dafa am lu muy laaj dafa am ay procédure te dañu am ay financement ñooñu itam am ay procédure yu leen tënk. donc jamono yii may wax ak yow tembe daanaka ndigal moom jëp na kuru liggéey bi tàmbalee mais liggéey bi fi muy tàmbalee mooy yoon bi muy jaar da ngay fekk ay nit ñu fa nekkoon te ñooñu itam dañu am àq ak yelleef te yoon tënkuñu itam neñu boo jëlee yëfu jàmbur da nga koy delloo ndax mu am bañ a am ay drame social donc si loolu la ñu nekk si évaluer impasse la ñu nekk te jàpp naa ni dina ko baral ndax nguur gi taxaw na tem pour delloo ñi nga xam ne ñoo nekk ci tracé boobu te jàpp naa ne liggéey bi dina tàmbale du yàgg dara. bu ñu gërëmee gouverneur région Saint-Louis ba pare ci nangu bi mu ñu nangul organisation CRD bi ak ci jàmpaay bi di fàttali ni njiitu réew mi ginnaaw bu mu taxawalee agence bi yaakaar naa gouverneur dellu si na ci lu bare duñ ci ñëwaat def na ko ci lu gën a rafet macha allah donc ginnaaw bu ñuy tax agence bi taxawee si ñetti conseil des ministres yi nga xam dafa toppante mi ngi daan nañu fexe ba agence boobu commencé liggéeyam maanaam nañu fexe mu opérationnel. te nañu lancé campagne nationale sécurité routière lu jëm ci wàllum en tout cas kaaraange yoon bi looloo indi woon mois d'avril bi passé mois de mai bi passé le 23 mai ñu lancé officiellement activité agence bi waaye lancé waale campagne nationale sécurité routière bi campagne nationale boobu nag pour nga jëm ci comme commandement territorial bi muy gouverneur yi ñooy représenté njiitu réew mi représenté ministres yi ci foofu ñu toog ñoom ñooy définir ban date la ñuy ñëw seen région ak naka la bëggee ñu doxalee ko
su ko defee ñun ñu déplacé wu comme ni ñu ko defee tey mobiliser wu ñëw waxtaan ak acteurs yi waxtaan ak donc services yi ci wàllum kaaraange yoon en général. mu jëm nag ci wàllum sensibilisation jëm ci wàllum éducation waaye jëm ci wàllu recueillir bëgg-bëggu askan wi ci sur le plan local si seen jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ci wàllum kaaraange yoon ñoom ñu wax ko yan la yan tali ñoo am jafe-jafe yan mooy jafe-jafe yi ci wàllum formation lan mooy jafe-jafe ci wàllum donc sensibilisation yan mooy ba ñu am jafe-jafe yëpp ba pare ñoom ñu ni jafe-jafe yi am nañ ko waaye yaakaar nañu bu ñu doxalee nii dañ ko saafaral ñoom ñu joxe ay proposition de solution mu jóge à la base proposition solution yëpp la ñuy jël nag saytu ko tënk ko ci benn document ba ñuy wax plan local donc de sécurité routière plan local boobu nag gouverneur moo koy saytu di ko doxal ànd seeg ñun parce que nag région am la ànd seeg préfet yi mais ànd seeg acteurs yëpp plan local yooyu ñuy defar yu locaux yu bëri yooyu ñuy defar nag buñ ko tëggee agrégé ko moo ñuy jox plan national bi nag mooy stratégie nationale de sécurité routière boobu ñuy tëgg wax ni fukki at yi fii lañ jëm at bu ne at bii bëgg nañ ci lii at bii bëgg nañ ci lii ba ci fukki at yi nga xam ne objectif bi mooy ñu wàññi ñiy dee ci accident yi ak gravité yi ci lu tolloog 50% mooy moitié bi bu amee téeméer yu daan faatu wala ñu am gaañu yu métti ci wàllum accident téeméer yooyu wàññeeku ba juróom fukk loolu mooy objectif bi ci fukki at yi te réew àdduna bi yëpp booloo signé xaatim objectif boobu te ñu ngi koy xaatimee fële si Stockholm donc Suède lañ ko xaatimee en 2001 muy décennie bu bees yi 2001 2021 2030 ñu nit ci loolu lañ sukkandiku donc daañu xaatim document boobu bu ñu jógee ci loolu ñu jëm ci wàllum nag contrôle ak sanction contrôle mooy dem ci tali bi xool ñan ñoo chartowul ak li code de la route wax ci wàllum dawalin ci wàllum comportement ci kaw tali loolu ñu ànd seeg force défense ak sécurité yi nga xam ne seen rôle régalien la mooy contrôle routier waaye ñun ci comme suñu décret wax nañu mën nañu organiser des opérations de contrôle routier en relation ak ñoom moo tax ñuy def opération yooyu di ci ànd ak ñoom bu ko laajee rek ñu ànd ak ñoom def contrôle yooyu moo tax suba aussi daañu jëm ci opération contrôle yooyu pour que nit ñi mën a donc ragal tuuti buñ ci contrôler ba pare sanction yi si war demit ñu def ko xam ni noonu la war a demee pour que ñu vraiment am objectif yi nga xam ni moom la ñu bëgg ci wàllum kaaraange yoon yàlla mën a def ñu atteindre ko ci lu mucc ayib. waaw mbirum permis à point yooyu mi ngi dox boo leen ko seetee dama waxoon fii laa ko waxoon ci Ndar 2017 bi ma defee tournée nationale bii ma nekk di def nii defoon naa ko 2017 bi ma nekk directeur transport ñu jox ma projet Cap Kaaraange jox ma ni ma soppil permis Sénégal yëpp soppil carte grise yi soppil donc agrément yeeg yu ni demee mooy plaque ak plaque oto yi mooy plaque yu bees yi ngeen di gis yàlla may nañ ci ndam alhamdulilah. tey bu ñuy ñëwee di soppi permis yooyu lu ñu leen waxoon moo di lii jéego la ci lu jëm ci wàllum kaaraange yoon jéego la ci lu jëm ci wàllum permis à point parce que nag ñam balaa nga koy yàq da nga koy yàq ci ndab lu set donc moo taxoon ñu ni nañu raxas ndab li wala changer ndab li mooy permis bi support bi nañ ko changer parce que mënoo wax permis à point ba pare yor permis bu nga xam ne këyit googu fan la point di dugg permis il faut mu dugg ci point il faut mu dugg ci benn puce moo tax ñu indi permis bi suñu permis yi nga xam ne am na puce ci biir sécuriser nañ ko mën na jël ay application yu bare mooy application permis à point mën na ko jël tey loolu moo indi woon tey ñu changé permis de conduire yaakaar naa ne tey lu ëpp ci dawalkat yi wala bu ma sañee wax dawalkat yëpp daal maanaam ñi nga xam ne actif nañu yor permis soppi nañ seen permis yooyu loolu moo doon benn jéego bi. beneen jéego bi mënoo def loolu tant que loi yi ak règlement yi prévoiru ko te code de la route 2002 bi prévoirul woon loolu amul fenn na fay xool ci code de la route 2002 foo fay gis permis à point foo fay gis contrôle routier automatisé mooy yor ay appareil taxi permis di contrôler amul woon ci code de la route bi loolu il fallait nga prévoir que ci code de la route bi waaye code de la route bu bees bi nga xam ne voté nañ ko mooy avril bii ñu génn ci 2022 bii yooyu yëpp prévoir nañ ko ba dugal ko ci biir tey Sénégal ci dispositif réglementaire am législatif ak réglementaire am permis à point c'est une réalité donc loolu aussi jéego boobu mat na ci biir décret code de la route donc loi code de la route boobu la ñu wax ni am nañu délai 3 ans pour appliquer ko 3 ans yooyu nag lu tax ñu laaj ko mooy maanaam ñu commencé nag concertation yi wax ñaata point la ñuy def ci permis yan infraction la ñuy def ci permis infraction bu nekk ñaata point lañ lay dindil buñ ko dindee nan ngay def pour jotaat say point
école fu ñuy jëlee premier point yooyu fan lay nekkee yan centre de formation lay doon naka la ñuy defee radar yi naka la ñuy defee lii naka la ñuy defee lii ba lépp yemb ci 3 ans yi pour ñu ni léegi nag jot na le président lancé ni à partir tey permis à point mooy dox ku si nekk sa point jox la ni nangami point si sa permis boo defee bi infraction bu la si jàppee dina la wàññi nangami point waaye boo defaatee beneen effort si juróom benn weer yi wala si nangam de mën nga jotaat point yooyu nangam ak nangam muy doon lu nga xam ne c'est dynamique c'est vivant waaye l'objectif mooy ñu dissuader waaye ñu éduquer wala en général foofu lañ ci toll ci permis à point